waxtaan bi ñaar la benn bi mooy waxtaanee li nga xamante ne mooy élection yii ñu weesu mu am ci li nga xamante ne mun nañ ko tuddee scandale national li nga xamante ne ñépp ci loolu lañu waroon wax te boobu ba léegi kenn waxu ci. beneen bi ci topp mooy nañ def suñu jàngat def analyse ci élection bii ñu passé donc ñaari tomb yooyu la ñuy wax bu ci njëkk mooy dañaa gis ne jour élection bi préfet dafa def erreur walla dafa bokk ci li ñu mën a tuddee scandale walla trucage walla sabotage walla complot loolu la ñu bëgg a wax mu leer maanaam soo leen xoolee suñuy liste balaa loolu sax veille élection bi bu ñu nee suba élection dafa am ñu jug dugg ci dëkk bi di joxe benn rumeur ñu naan Ahmed Diallo du nekk candidat Pape Diouf lay jàppale di dugg di wax loolu ñu ne mais lii fu mu jógee am ñaari camp yëpp a ko def nag ñenn ñi wax lii ñenn ñi ci ñi nga xamante ne moo xam leen ñu naan du nekk candidat parce que carte d'identité France la donc dawal loolu veille élection yi jour élection jot ñu ñëw ci centre bi gis lu doy waar mooy su ngeen xoolee liste waa APR mooy liste ñoom Pape Diouf seen liste proportionnelle ku ko xool gis ngeen liste bi Moustapha Lo ngeen di nga xam ci Amdi Lo d'ailleurs opérateur économique lañ def te nekkul opérateur économique enseignant la moom soo gisee fii nii yëpp waa APR ñoo nekk liste bi mais xam nga na lañ def dañ jël suñu liste yi génnee suñuy nit bind waa APR yi suñu liste def ci ñoom Amdi Lo ñoom Assou Ndiaye ñoom Mbaye Diouf ñoom Sala Sène ñoom Mbaye Dieng ñii nga xamante ne bokkuñu ci ñun ñu jël suñu liste yi jaxase ko liste lii nii musul am Sénégal scandale gënu ko rëy mooy liste proportionnelle bu Benno Bokk Yaakaar lañ jël effacé suñuy liste def ko ci waaye yamuñu foofu bu ñu defee loolu ba pare ñu ñëw gis ko suba teel bi ñu jël liste yi dugg ci dëkk bi fu ñu dem ne leen bu leen dem Ahmed Diallo nekkatul candidat Ahmed lay jàppale Pape Diouf lay jàppale ndax gis ngeen ay nitu Pape Diouf lañ def listam ñu obligé nekk journée bi yëpp di wër pour mën a expliquer ne loolu du dëgg ñu xam ni élection yi lii ñu jëf moo ko faussé complètement te lii ñëpp ñoo ci war a wax ñëpp ñoo ci war a jóg ndaxte élection dafa am importance sincérité élection dafa am importance vote dafa war a yamale parce que ñetti nit suñu àndee di daw nga jël kenn ki dagg benn tànk bi ba pare nekk dawal xam nga loolu mooy yamale amatul donc ñu xamee ko noonu loolu nag ñaari liste yi muy Yewwi Askan Wi Benno Bokk Yaakaar ñoom te liste amul benn problème te ñoom ñëpp ñoo jóg dugaat ci dëkk bi utiliser lii mu nekk erreur préfet wala tayeefu préfet wala complot préfet bi nga xamante ne loolu la ñu utiliser waat dugg ci dëkk bi toogloo suñu militant ne nekk suñu candidat ndax suñu liste mu ngi nii ñoom nitu Pape Diouf yi lañ ci def waaye yamuñ ci loolu bu ñu paree ci loolu dañu continuer dugg ci dëkk bi di yàq der di wax ni lii ñoom xamoon nañ ko dañu waxtaan donc loolu noonu yëpp la ñu bëggoon partager ak yéen loolu lan la jur jour élection bi parce que képp kuy voté da nga censé xam ñan ñoo nekk ci liste bi soo ñëwee nga ne yow Mar Konté tête de liste proportionnelle moo la tax a ñëw nga ñëw gis suñu liste gisoo ci Mar Konté nga woo Mar Konté mais yow nee ko Mar yow yaa ne woon yaay tête de liste proportionnelle gisuma la si mu nekk foofu di expliquer temps bi di dem mu ñibbi voté wul suñuy nit yoo xamante ne dañ leen investir fii tête de liste wala si liste proportionnelle bi ñu ñëw xool gis ñu seen tur commencé woo di mer ne yéen lii ngeen ñu waxoon da nga neewoon da nga ñu investir naka da nga ñu doon nax donc découragé plus de 31 personnes et 16 personnes yu nga xamante ne normalement si liste bi la ñu waroon nekk te ku si nekk si ñoom di leader ku si nekk si ñoom waroon concentré wu pleinement ku si nekk si ñoom waroon indi des centaines de personnes waaye loolu yëpp ñu gis ñu seen tur war a def élection te pourtant ay candidats lañ comme ñëpp.
donc loolu bu vote bi commencé ba mi-journée bi lañ ko gis mu amoon benn solution soit arrêter vote bi yëpp annuler vote bi élection préfet gars yi waxtaan ak moom ñooy nañ bàyyi mu continuer nañ ko régler mais régler ko moo doon annuler élection yi ndaxte suñ ko annuler il faut ñu demaat modifier erreur bi yóbbuwaat ko ci imprimerie yi mu imprimer ko te loolu mun na jël ay jours donc vote bi n'était pas sincère continuer nañ ko dans des conditions yu nga xamante ne loolu du élection loolu élection bu jaar yoon mandataires yi ñu doon représenté gis nañ ko consigné nañ ko ci PV yi te loolu noonu ñu ngi siy def liggéey bu nga xamante ne yoon may nañ leen ko donc boobu moo nekkoon premier point bi nga xamante ne bëggoon nañ ko leeral te ñu dégg ni ñoom buñ ko xamee ñu ngi wax bu ci kenn wax parce que xam nañ suñ ci waxee lu muy jur buñ defee lu ñuy def ba pare ba élection yi passé bëggatuñ coow boobu jóg parce que il faut ñu leeral population yi daa am leen laay wax mooy ñuy jóg di yàq der di naan dañaa am déggoo ak Pape Diouf ak moo tax suñu liste yi nekk fii ñun noonu yëpp mooy volonté yàq parce que ñoom ñëpp xamoon nañ ne élection yi ñu ngi woon si yoonu gañe ko lii ñu def moo tax même le quart suñuy nit juguñu voté ji ndaxte wax nañu leen ni bokkatuñu wax nañu leen ni ñun ñu ngi si Pape Diouf ndaxte ay nitu Pape Diouf la ñu jël bind ko suñu liste te loolu xam ngeen ne du yoon xam ngeen ne loolu yenuwul maanaa di wax ni man maa demoon Sud FM def émission ne Macky Sall du ma mus a ànd ak moom am ñu ma ne sax bul wax loolu mun na am ma ne maa ko waxaat fii Macky Sall ak Benno Bokk Yaakaar du ma mus a ànd ak ñoom gëwuma lu ñuy def si dëkk bi baax na donc man mu koy wax fii ngeen enregistré ko teg ko si télé man maay ñëwee naan damay ànd ak Macky Sall wala ko ànd ak Macky Sall su ma bëggoon ànd ak moom dem naa bu yàgg donc ma répété ko Benno Bokk Yaakaar ànduma ak ñoom président Macky Sall ànduma ak moom te du ma mus a ànd ak moom mukk maa ko wax donc y en a qui disent waruñu ko wax mais je m'impose cela pour ne jamais le faire